mbokk yi dal leen jàmm ci xibaar yi ci Tawhid TV ñu dikk ak yéen ci lu gën a fës bokk na ci ni ñu wax ni rek wàllum njëg yi soble gi daal di jéggi dayoo ci marché bi ñi nga xamante ne ñoo ngànk ministère du commerce gis ni fii ak ajjuma mbir mi dina daal di yemb ndaxte am na soble bi nga xamante ne day bawoo ci bitim réew ngir ñu daal di approvisionner marché bi dinañ dikk ci biir xibaar yi na moo gën a yaatoo ñu daal di wax ci defaru ko li nga xamante ne jekk-jekkalaat hôpital Aristide Le Dantec fu mu toll nii nag ab collectif doon bañ li ni mel ne rek bañuñu ñu daal di defar hôpital bi waaye nag dafa am lu ñuul ci soow mi looloo tax rek ñu bëgg gouvernement bu Sénégal mu daal di ci indi ay leeral nañ ci dikk ci biir xibaar itam ñu jagleel ko pàcc bu yaatu ci nag wàccaaju màggal gi tey ji nag ñu fas yéene waxtaanee ki nga xamante ne moom mooy ñaareelu xalifa bu Serigne Touba. bisimila niñ ko waxe woon ci bopp xibaar yi ci njëg yi nga xamante ne dañoo jéggi dayoo lawatina li jëm ci wàllum soble gi ministère du commerce daal di dalal xel yi ne rek mbir mi dina daal di yemb fii ak ajuma ndaxte lu tollook ci ñaar fukk junni ci ay tonnu nag soble la ñu daal di am fukk ak ñaar junni moom yegg si nañu ba noppi ca noonee sax ñoom gis ni ci jafe-jafe yi nga xamante ne njëg yi moom am nañ ko fii ci biir Sénégal àdduna wërngal këpp la ngir lu jëm ci wàllum flambée mondial la bu ñu sukkandikoo ci ki nga xamante ne moom mooy Serigne Diaw moom mooy nag commissaire aux enquêtes économiques ne sax état bu Sénégal boo xoolee dugal na koppar ju bare bari ngir rek daal di bañ yeneen njëg yi daal di yokk ci yeneen xeet yi nga xamante ne ay produits yu sénégalais yi di soxla ñu teewlu ko ci téléphone Tawhid TV. L'économie mondiale bi yëpp la affecté donc muy inflation mondiale boo xam ne moom la ñuy dund ci loolu boo xoolee état bi fi mu dal nii lim ci defagum rek ci li ñuy lekk rek ëpp na 150 milliards def na ko ci loolu nag mun nga cee dolli mesures yi nga xam ne jël na ko pour soutenir aussi hydrocarbures bu ma waxee hydrocarbures mooy carburant bi essence ki gasoil ak yooyu ak gaz butane bii nga xam ne moom la ñuy kii moo tax ba léegi yooyu mënta yokk bi affaire yi amee dañu taxawaloon li ñuy wax PAP 2A c'est-à-dire foofu il faut ñu jéem a yokk suñu agriculture te aussi daal di subventionner tamit yenn produits yi nga xam ne mën nañ ko subventionner muy produit de consommation courante yi ndax mu woyof ci ñi nga xam ne ñoo ñooy jëfandikoo yi du panier ménagère bi aussi daal di woyof soo ñëwee ci soble bi nga xam ne moom mooy moom la ñëpp di waxtaan yi aussi boo ko gisee période bi toujours day am dérégulation du marché te c'est lu normal la xam nga oignon local bi day fekk def nañu 8 mois muy jeex léegi bu tubaab bi nag war a dugg si ñoom ñaar dañuy war a fekkante weer wi dañ fi war a fekkante nga xam ne local bi buy jeex daf fi bàyyi bu tubaab bi mu continuer ba fin décembre ci loolu objectif yi nga xam ne moom lañ jël mooy 20 000 tonnes la ñu war a dugal ci marché bi joxe nañu quota yëpp actuellement ñi 12 000 tonnes dugg na ci marché bi fii ak àjjuma situation oignon bi ñëpp danañ ko fàtte parce que oignon bi fi mu war a nekk yëpp dana fa nekk te dana tax sax prix bi nga xam ne moom lay jar actuellement dana tax prix bi wàccat. nee nañu nag ñoom nangu nañu ñu daal di defar l'hôpital gi waaye nag jaay ko moom nekkul lenn lu nga xamante ne bëgg nañ ko ca collectif bi nga xamante ne moom moo taxaw ngir ñu daal di xool naka la ñuy gën a téye hôpital Aristide Le Dantec daal di am wàccoon ci mbedd gi daal di fësal li nga xamante ne rek moom mooy seen ngi mer bokk na ci yenn ci ay mbir yi nga xamante ne mu doon ay hectares yu gouvernement bi war a rek daal di jaay moo leen neexul looloo tax sax ba président bi di El Hadj Abdoulaye Dione daal di wax ni rek ñoom am nañu ab saafara bi nga xamante ne buñ ko doxalee hôpital gi duñ ko tëj ca noonu tamit ñuy woo gouvernement bu Sénégal daal di nag doxal lépp lu jëm ci wàllum transparence ci biile nag mbir ñu teewlu ay kàdduwam. Mbéjum kanam borom moo koy fajal. encore une fois dañ leen di sant di leen gërëm lii day wane seen détermination seen posté lii day wane seen patriotisme ngeen xam ne hôpital Aristide Le Dantec patrimoine la askan bee ko moom du ma tàyyi di ko ña fay fajoo ñëpp seen loxo jotul seen garab ñun ñëpp d'accord nañ ne hôpital bi dañ ko war a tabaxaat
parce que dafa màgget waaye tabaxaat bi deal da cee nekk waaw mën nañ ko tuddee deal parce que day loo xam ne waxtaane wuñ ko 6 hectares la ñu am ñu bëgg a jaay 3 hectares yi tabaxee ko ci yeneen 3 hectares loolu xel sax nanguwu ko parce que santé day dox day évoluer fii ak 2 ans 3 ans fii ak 2 ans 4 ans dañuy soxla hectares yooyu donc lu tax ñu koy jaay te hôpital Aristide Le Dantec rek la ñuy gis ñu jaay ay hectares am président tabax na fi hôpital yu bari te jaayul ay hectares pourquoi mu ñëw Aristide bëgg fay jaay ay hectares am parce que géej gee fi nekk géej gi lañ soxla suuf si lañ soxla donc ñun pare nañ pour ñu tabaxaat hôpital mais tabaxaat bi nañ ko toog ñu waxtaane ko waxtaane bi mooy ne lan mooy ne sooru personnel bi moment bii may wax ak yow le sort du personnel n'est pas encore réglé loolu xel nanguwu ko booy tabax defe naa ci sooru personnel bi la ñu waroon njëkkee lii nag day wane ne détermination bi askan bi am peuple bi am ko war a xeex ak état bi di ko xamal ne hôpital Aristide Le Dantec askanu néew di doole yee ko moom lii nag c'est un début dañoo bëgg di ko yaatal chaque jour ñu dem benn quartier def fa une manifestation dinañ dem Guédiawaye dinañ dem fépp ci Sénégal chaque jour ñu fay def chaque samedi dimanche ñu fay def manifestation pour ñëpp xam ne hôpital Aristide Le Dantec symbole la patrimoine la askan bee ko moom te bu ñu ñëwee askan bi dañuy dellu ci néew di doole. tey nag Tawhid TV di leen xamle li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu métier secrétaire wala assistant de direction mu mel ni nag mbir mu baax la mu nga xamante ne liggéey bu mucc ayib la ki nga xamante ne nag moom mooy Mariama Ndiaye Sy lu tolloog ci fanweer ak juróom benn at la ci daal di def ca noone muy woo xale yi nga xamante ne nag dañuy door a dugg ci métier bi wala ñu ngi ciy yëngu ñu xool naka la ñuy def ba gën a jàngiwaat gën a am xam-xam ngir liggéey bi gën a mucc ayib ñu teewlu ko mu ànd ak Ndeye Fatou Ka. nekk liggéey bu rafet liggéey boo xam ne dafay tax nga am ay relation yu baax parce que par exemple ma jox la benn exemple boo nekkee ci cabinet kilifa ñaata nit ñoo fay ñëw te du niveau national international les gens viennent de partout pour di seet le ministre donc yow am na noo war a toogee am na noo leen war a accueillir muy sa col muy sa comportement muy environnement bi ngay liggéey man pour man secrétaire bi ou bien l'assistant de direction moo nekk lumière kër gi moom mooy yaayi kër gi moo war a defar parce que warul yem sax ci cadre cabinet bi déedéet dafa war a seet c'est-à-dire quand je dis le cabinet du moom diggante bureau ministre ak secrétariat non dafay seet service bi bu bàyyi xel ci service bi parce que loolu yëpp ci lu koy doxal la waaw mais nekk na métier boo xam ne vraiment macha allah métier bu noble la macha allah vraiment daal tabarfakal la. mon secrétaire vous voyez le nom secret et le verbe se taire donc di parce que formation bi confidentialité la mooy sutura secret dafa am secrétaire dafa am moo yore kër gi surtout avec le patron. tàggat ñu leen di tàggat mooy boo demee ba am niveau bi tu fais le choix nga ne xaaral ma defi parce que man li ma gis léegi dem defi informatique la jàng ordinateur non du loolu dafa des métier bi dafa am leneen lu ne ci biir du question def naa informatique non des na donc tàggat yi ñu leen di tàggat mooy ñu góorgóorlu ci seen métier góorgóorlu bi mooy nan parce que boo demee ba def un choix ne lii laa bëgg yow yaa ko choisir kenn forcé wu la nga ne je vais être sage-femme ou je vais être mais nga ne je vais être secrétaire dem ba nekk secrétaire ou bien assistant de direction yëpp moom benn famille bi la dafa am noo war a toogee ci kër gi dafa am noo war a comportement toogee ci kër gi. déjà maa ngi leen di kontaan ci li ñu choisir métier bi parce que moi dama am amouri métier boobu ba léegi bu may wax sax di nga xam ne parce que dafa nekk métier bu rafet métier classe li ma leen di wax mooy ñu góorgóorlu ci naka ci choix bi ñu def góorgóorlu nañ ko. mu ñu gën di def ay recherche parce que recherche du doy jàng du doy te jàng du wees comme je dis ci seen lecture ñuy góorgóorlu ci français bi di góorgóorlu am un bon français parce que langage bi dafa am solo un bon français dafa am solo di góorgóorlu tam ci seen comportement surtout la façon de s'habiller secrétaire dafa am nu war a solo waaye boo ñëwee solo mel ni ku dem Grand Théâtre wala ku dem Sorano wala ku non la plus grande simplicité moo rafet ci secrétaire donc ma di leen ñaax ñu góorgóorlu ci métier bi fonk ko xam ne métier bu noble la parce que teraanga bu ne mën na la ci fekk parce que yaa ngi recevoir ay nit ñu ñëw ci kilifa bi teraanga bu ne mën na la ci fekk ñun teraanga bu ne fekk nañu ci parce que ci ñun la di suñu ñaan lu nit am rek moo ko may boppam.
tey nag ci wàccaayu màggal gi mu nekk ay série reportage yu nga xamante ne Tawhid TV mu ngi koy def ñu fas yéene indil leen di leen xamleel ak ki nga xamante ne moom mooy ñaareelu xalif bu Serigne Touba ñu koy woowee rek Cheikh Mouhamadou Fadil Mbacké wala rek ku ko xam di nag Serigne Fallou ñu ngi ci ànd ak Pape Amadou Diaw moo ñu ko defal. Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké ñaareelu xalifu général des Mourides mi ngi gane ci àdduna ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Rajab moom mu doon ku doon toftale borom na am mu am màggalu gane ci àddunaam ñu koy woowee Kazu Rajab mu doon xew-xew boo xam ne ci ñépp ci murit yi xam nañ ko ndax ay junniy taalibe ñooy jóge fu nekk ñëw fekkee si ko ba muy dund ba léegi ñu bëri am na ngëm-ngëm ne julli ci juróom-ñaari yoon sëñ Fallou waxturam mën na la may li nga xam ne si moom ngay wut yuutu en 1945 la nekk ñaareelu xalifa murit yi bu jublu ci liggéeyu jumaay Touba moom moo am honneur sax inauguré ko le 7 juin 1963 te moo njëkk a jiite julli bu njëkk ga ca bam làqoo ca ba waajuram bu góor làqoo ca la Sëriñ Fallou dem Makka première fois ci guddik 6 août 1968 El Hadji Mamadou Fallou Mbacké la nelaw murit yeeg ak taalibe yi nekk ci naqaar bu kenn mënta woon nag boobu ba léegi nag ak siiwam ak notoriété am aux yeux des talibés murit ak yeneen disciples yi mi ngi fi ba léegi mi ngi ci xol yi mi ngi ci xel yi. mbokk yi fii lañ yem de ngeen ci xibaar yi ci Tawhid TV ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci seen teewlu di leen jox daje ci yeneen jotaayu xibaar sur la chaîne de l'espoir la Tawhid TV.